mais ma bëgg beral nuyoo nag ñi nga xam ne ñoom ñoo waral suñu jotaay bi muy association bokk ci dëkk bi defar dëkk bi je pense que dañu ñëw comme ni ko présidente bi waxee léegi par le biais de Marème Fall bi nga xamante ne ñoo defandoo xale jeunesse socialiste ñu ñëw ñu waxtaan sama bureau ñu wax ma seeni mbébét ma ànd ci ak ñoom ba tey jii ñu andi don bi muy première partie boo xamante ne moom la ñu andi pour Gaspard Camara ma leen di remercier ñoom ñëpp di leen gërëm au nom des populations de la commune de Fann Point Amitié di leen gërëm au nom de l'ensemble du personnel de Gaspard Camara parce que nag li ñu def dañu ñëw rek fekk si ñu si li nga xamante ne moom moo di suñu démarche au niveau du conseil municipal parce que 2014 bi ma jëlee mairie bi je parle sous le contrôle des conseillers municipaux yi nga xam ne ñu ngi fii toog ndax wax bu nekk dafay am seede dama leen ne dama am ñetti priorité ci sama mandat bi benn bu njëkk bi mooy la santé des populations ñaareelu priorité bi mooy l'éducation de nos enfants ñetteelu priorité bi mooy changer le cadre de vie de la commune de Fann Point Amitié am naa yaakaar ni loolu nga xam ne en 2014 dige woon naa ko ak nit ñi su ma juumulee de bañ a exagérer sañ naa taxaw tey buñ ma nee defal bilan ma ne def naa 95% de mes promesses électorales parce que nag damay faral di wax ni benn wax dafa am loo xam ne dama koy faral di wax ba ma ko dalee wax ba tey nit weddeegu ma ba ma dalee wax baat boobu ba tey nit weddeegu ma dama faral di wax ne damay dégg ñuy wax ne politique fen la politique sàcc la ma ne du dëgg ndax man biir na ma ne musuma fen musuma sàcc man loolu leer na ma lu ma wax ak nit dinaa ko def lu ma mënul fi ci sa kanam laal koy wax mënuma ko booy bi dem nga dem boo may bàyyi nga bàyyi mais je te dis la vérité fi mu taxaw lu ma mën dinaa ko wax lu ma mënul nag duma la ko dig mais lu ma la ne dinaa ko def demal tëdd na la xam ne sama bakkan bii bu waddul dinaa ko def ndax politique nag ay valeur la politique nag éthique la et je pense que politique boo koy xool sax comme ndox la mel li ñuy wax naan l'eau est incolore et inodore politique ak kakatar ñoo yem mbubb boo ni nga mel noonu la sa politique di mel bu dee fenkat nga politique gu fen ngay def bu dee naafeq nga politique gu naafeq ngay def bu dee sàcc nga lu ñu teg nga randal noonu la politique mel rek donc man dige ga nga xam ne dige woon naa ko mun naa wax ne su ma deful léppit mun naa wax ne 95% de mes promesses def naa ko lii ñu dajale tey muy mbirum santé je pense que bi ma ñëwee en 2014 mel na ne Gaspard rek lañ fi fekkoon comme structure boo xamante ne mun nañ wax digne de son nom Georges Laoud ku ne xam na ni mu meloon Fann ku ne xam na li mu meloon yàlla suturaal ma ci mbaaxam ma defaraat poste de santé Fann def ko R+1 ba mu taxaw ba commencé liggéey Georges Laoud bi ma rasé ko tabax ko maa ngi koy def R+1 ba daanaka pare na kon ñooñu bu ñu ñëwee fekk ci ma ci santé dama leen ciy gërëm parce que loolu priorité pour man parce que nit bu wérul mënul liggéey le développement passe par la santé d'abord
foog nit ki wér ba pare soog a mun a liggéey loolu moo tax lépp lu ñu am ak lu ñu mën dinañ ko andi ci Gaspard gi c'est la raison pour laquelle ba ma fa ñëwee visite de travail ànd ak docteur xoolal li sama bopp parce que man maire commune la et je pense que su ma feebaree yàlla sutural na ma am na lu ma dénk loo xam ne mun naa dem faju ji tëdd clinique faju saa yi ma feebaree fii laay hospitalisé Gaspard gi dew ma fen bi ma nekkee maire ak léegi demuma benn clinique saa yu ma feebaree fii laay hospitalisé Gaspard bii parce que doy nañ ma donc bi ma xoolee li ma xool ma xam ne Gaspard war na yokku hospitalisation war na yokku lépp ma jëloon engagement ne leen dinaa ko yokk dem waxtaan ci ak conseil municipal ci suñu budget ren bii xam naa léegi mu commencé parce que ci ñoom la des parce que xam naa ne ñoom la ñuy xaar ñu jox ñu plan pour ñu démarrer travaux yi extension Gaspard nous avons inscrit dans le budget de la commune nous avons inscrit dans le budget de la commune 60 millions pour l'expansion de Gaspard pour que salle hospitalisation yi ñu mun ko yokk Gaspard nekk loo xamante ne dootul nekk rek suuf mais daa am partie ci kaw léegi dañuy tabax ci kaw nit ñi nekk fa loolu nag defar nañ ba pare ñun budget bi lépp lu ñu war a def nañ ko Gaspard la ñuy xaar ñoom en rapport ak une direction je pense docteur dina wax tur bi bu nekk ministère de la santé ñoom ñoo ñuy ñëw defal jox ñu plan niñ ko buggee parce que affaire santé la doo ñëw rek tabax comme n'importe comment ñoom ñoo ñuy wax nan lañ koy tabaxee xaalis baa ngi fi ñoom rek la ñuy déglu bu ñu ñëwee suba tey ginnaaw suba ñu commencé travaux yi c'est pour dire seulement lan la ñu accordé santé au niveau de la de notre commune parce que tey soo leen ñëwee fekk si ñu fi nag dañ leen di gërëm di leen sant xam ne da ngeen ñëw jàppale ñu si li ñu gëm ñun léegi nag loolu man boo leen gisee mooy sonn di rey sama bopp ñaari yëf a tax ma koy def benn bi mooy engagement yu ma jël te bugguma samay ruus samay nit am gàcce soo ànd ay nit doo leen teg gàcce da nga leen di may lay ba fu ñu taxaw wax lu leen neex ñaareel ba parce que dañu nekk ci commune boo xam ne sakk jëf ak suul jëf daf fee bari moo tax man lu may def lu ne fàng lay doon lu nit mu dul teggi yàlla daal dina ma suturaal moom bilan wu Palla Samb moom ku ko bëggul gis bul dox ci commune bi rek parce que tant que boo jékki di nga teg ci bilan am lii moom yàlla dogal na ko tant que boo teg balaa ngay teg beneen bi di nga ko teg ci réalisation wu mairie bi donc ñaareelu yëf bi